ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci lay di jàmbat mooy li xew barki démb ci Louga wala boog xewati ndax il suffit nga recueillir des témoignages déglu sénégalais bu nekk expérience bi mu am ci hôpitaux yi nga rendre compte que ni kaaw asu soxna bi xew barki démb yàlla na suuf woyof ci kawam liñ naan ce n'est que la face visible de l'iceberg. benn la ci ay millions de cas yi sénégalais yi di jànkoonteel ci bërëb bu fajukaay yi moo tax ñu bëgg ci vidéo bii bu weesoo dossier bi ñuy aborder tey ku am cas bu particulier boo dund boo ko mënee def ko en commentaire ngir organisation yi fas yéene porter combat bi ñun bu jaree ñu capturer mboolem seeni témoignage bind ko envoyé leen ko ngir jëf yu mel ni bañ a rester impuni mu bañ a doonati cas bu ñuy coow ñaar ñetti fan jàll ci beneen mbir. ndax bu ñu demee ba fi ñu yaakaaree ni fa la ñu war a muccee gannaaw ndimbalu suñu borom foofee wëlbatiku doon l'enfer fitna ci ñun te moonte suñu koppar moo fay dem jot nañu taxaw taper sur la table ngir mu dakk pour rek fàttali ndax yaakaar naa kaa bi jur coow ñëpp xam nañ ni mu demee ab ndaw su toll ci weeram mais mënul mucc par la voie normale war a def liñ naan césarienne mais en urgence warul xaar ñu daldi ko yóbbu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga 9h ci suba mu yendu fa fanaan fa ba 5h du matin ndaw saa ngi yuuxu naan ngir jëm yàlla opéré leen ma amul lu ko sage-femme bi tontu lu dul boo bàyyiwul sa yuuxu yi dinañu génne sa jëkkër ak sa yaay ci bërëb yi di ko tëkku. ma wool ma sage-femme bi wool ma ko ma woo ko madame Sène lànk ba ñëw ba mu neex ko mu soogaa di ñëw madame Sène la tudd ndaw si monté war garde ak ay kiiwam ay eddam ñetti edd lañ ak benn gaar ak benn madame ñu nekk ma daal di koy woo mu daal di ñëw ba mu ñëwee mu ni ko madame Sène mu ne mun xanaa da ngeen may opéré te ngeen maa opéré rek léegi opéré leen ma mu ni ko kenn du la opéré ndaxte kenn du la opéré teg ndax kenn programme wu la billaahi lii la ko madame Sène wax kenn programme wu la teg suba lañ la programme mu ne mu ne waa kon baax na mu daal di toogaat ba mu yàgg ne sax affaire bi gën di métti dangaa di métti muy gën a métti muy battar ñi ko rek di battar ñi daal di ma woo la madame Sène. mais li gën a doy di waar mooy ba tey ci même hôpital boobu noonu muy Amadou Sakhir Mbaye même personne yi muy astu soxna nege ni daawaati jéeg ñàkkoon na fa doomam bu jigéen gannaaw ba matoo ba noppi ndax négligence maanaam moom soxna ci gàttal dañ ko rek jekkali te du moom dong moo fa dund yu ni mel ndax bi ñu partagé woon xibaar bi suñu page Facebook ay nit ñooy témoigner naan lu ngeen wax ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga rek bàyyi ngeen lu bare bari kon ñoom ndekete yàgg nañoo def ay victimes mais comme que dañoo nekk ci réew masla ku ne da nga naan yàlla baax na alors que ay bandi ay nit yu ñàkk yërmande dañoo nekk ci hôpitaux yi daañu ñëw ci lan moo tax ñu utiliser kàddu yi ndax itam balaa ñuy joxuñ baraamu tuuma état ak i bànqaasam daf ci am yoo xamante nii diggante nit ak nit la doomi aadama ak doomi aadama responsabilité personnelle la ki amee jàngoroom ñëw ci yow donte sa lépp matewul yaa ngi liggéey ci ay conditions yu méttee métti mais accueil bi na ngay dalalee malade bi ba mu far sax fàtte méttitam lii du ministre moo la koy jàngal du président moo la koy sas yow da nga prêter serment ci métier boo xamante ni yaa ko tànnal sa bopp kenn forcé wuloo ko waat ba noppi daal di tënku ci benn déontologie charte boo xam ni moo la naan lii ak lii moo la warloo ki feebar te yaakaar la gannaaw yàlla. mais ak cas yi fi xew depuis des années lu ko waral li ko waral mooy personnel bu indiscipliné ñàkk kersa ñoo xam ne bu ñu wax ak yow dañuy mel ni ñoo la gën te moonte yow yaa leen fa teg di leen fay dañ la war a tarbiyu di leen neexal. aide bi la ou bien sage-femme bi la mais ñi nga xamante ni ñoo gàddoon keroog kenn ci ñoom nee na ko soo bàyyiwul yi ngay def nii damay génnee sa jëkkër génnee sa yaay mu des fi man ak yow. boobu yaa ngi foofu. réagir waxoo dara. non maa ngi toog parce que comme ñoom ñoo ko géré man dama jàpp ni xëy na lu ñu ci def mën nañ ko xam nañ ko ma toog man ko mais génn moo mënul nekk mu ne ma mi ngi naan wax bàyyi ma dama bëgg a daanu man ko noonu duma la bàyyi man maa ko coincé ci lal bi pour bañ mu daanu boobu ay 5 heures du matin moo jot. donc lii la sénégalais yi rawatina jigéen ñi di jànkoonteel ci bërëbu fajukaay yi ñun gis nañ ay témoignages yu femmes yoo xam ne nee nañ buñ doon matu dañ leen doon saaga ñi ñu yëkkati ay kàddu yu ñàkk war ma di ko teg seen kaw yoo xam ne ñun ñemewuñ ci jaaraat mais dañu des ba tey ci responsabilité ñoom personnel sanitaire bi li ñu bari dul baaraam mooy ñeme yàlla gi yenn ci ñoom ñeme yàlla
da ngay nekk seen loxo ñu négliger la ba nga faatu ñoom ci seen wàllu bopp xam ni seen responsabilité mi ngi ci biir ñu jël certificat de décès bi bind ci mort naturelle maanaam daal yàllaa ñëw alors que ñoom ci seen wàllu bopp xam na ni ñoo rey même chose moo amaat ci kaw ndaw si daa su soxna sàgganee nañ ko ba mu wujj suñu borom ñu ne seen yoon newu ci yàlla moo ko dogal. mort naturelle lañ ci def donc même sage-femme bi ko defar sax amul defu ci signature am. lan moo tax deful signature am. xaw ma bi ñu demee ba xam te loolu am na ñoom sonde bi nga xam ne ñoom moom lañ ko defaloon sax man maa ko dindi man en tant que jëkkëram man maa ñëw ubbi tànk yi rocc sonde bi mu dem gu métti nag souffrir nekk ci biir hôpital bi souffrir ba xëy dem lii moo ma dal hôpital régional bu Louga Amadou Saxeer Bay. lii nag di lu ñu mën a dippee l'affaire de trop maanaam bu doon luñ doon muñ di ko ruumandaat jot na Sénégal yépp taxaw ngir mu dakk ndax taxaw temm dong mooy tax kilifa yi réagir parce que li dëgg mooy sénégalais boo jël am na expérience ci hôpitaux yi loo xam ne bu ko nettalee rek rongoñ tuuru mais constat bi mooy du mujj fenn parce que l'état le tutelle daf leen di aar. j'espère que yéen ngi fàttaliku dossier boobu ñu defoon ci médecin sénégalais yooyu doon liggéey ak ay chinois di fi dugal ay faux médicaments jamono gi ñuy wax ak yéen bàyyi nañu leen ils sont libres yàlla xam ne ni bañ ko yëgee ci leen ni ñun dañuy maandu léegi ci mbiru santé ci Sénégal ndax mafia la bu ñu orchestré entre présidence ministère de la santé ak yenn médecins yi du médecin yëpp nag am nañu digne mais def ci am ay ponkal yu def nag sul noonu dafa am benn système bu fi nekk te tey la leen koy leeral système bi mooy état noppiwul ngir sénégalais bu ci nekk bu feebaree mën a faju état amul volonté yokku capacité fak médecine yi ngir spécialité boo jël ñu am ci lim bu doy état noppiwul ngir équiper mboolem hôpitaux régionaux yi ba kenn du soxla jugee région ba région ngir faju il préfère jël xaalis boobu noonu dugal ko ci yeneen yoo xam ne ñoom daan ci mënul luubal xaalis ay projet wu milliards te du am benn trace léegi nag ponkalu médecin yi nekk Sénégal te waroon porter combat bi tax état jox gëdd wàllum santé ñu bari dañ naan pat parce que ci benn côté manquement yi am ci hôpitaux publics yi avantage lay doon pour ñoom ngir investir ci privé bi lii mooy dëgg moo tax clinique privée yi mel ni tulleek màlle ci réew mi lu ci bari ñoom ñoo ko moom léegi yow en tant que sénégalais lambda boo yoree xaalis da ngay daagu ndànk ci clinique privée yi malgré toi parce que amoo pexe. mais beneen bi gën a garaaw mooy wax nañ leen sànq ne état deful benn pexe ngir renforcer médecins yi ba mbiru personnel bu doy ñu régler ko li ko waral mooy recrutement yaa ma neex yi am ci hôpitaux yi ñoo xam ne jànguñ médecine duñu ay professionnel xamuñ luy code de déontologie médicale ñu recruter leen parce que ay militants au parti au pouvoir lañ léegi du suñuy kàddu un acteur du système sanitaire moo ko wax muy Cheikh Seck ci plateau TFM te ba tey kenn teggiwul tuuma moo xam présidence moo xam ministère bi ceeti wér gi yaram. xam nga ñaata fonctionnaire ñoo nekk ci santé fonction publique. 8000 te 8000 yooyu yëpp mooy personnel yëpp chauffeur yeeg brancard yeeg. 8000 moo tax booy dégg ñu naan milliards ñu ngi koy dugal ci santé. on pose la question milliards yooyu ñan lay entretenir. mais justement budget exactement budget santé bi. non mooy li ma la wax fu mu jaar politiciens yi rek Abdoulaye Diouf Sarr li mu recruter. avant élection yi. dem leen ñu def audit. du mu recruter ay téeméeri non amuñu qualification dem nañ ba affecté ñu instructeur ñun suñu hôpital jàngalekat pour mu def falan non peut-être utal leen ko fu mu toog rek parce que am na ay lu mu koy jox ak yooyu dem naa ba mbay ay agents yoo xam ne pendant 20 ans ñu ngi travailler ci structure bi nekk ay aides-soignants ñu ne luñ soxla pour ay recrutement au niveau de la fonction publique politiciens yi ku ci nekk joxe sa quota biir Bambey ñu recruter fa ñaar kenn ki bi ñu koy jël mosul dugg santé restaurant la yore woon keneen ki j'ai beaucoup de respect pour les chauffeurs non j'ai beaucoup de respect pour ñuy liggéey ci mbalit mi mais ci oto mbalit la doon liggéey nga dem Fouta ñu dem fa en tournée on a posé les problèmes les gens ont dit que dinañ ko régler dinañ dem ci ministre ñu régler pour ñu signer infirmier parce que am na ay infirmiers yu bëri sage-femme parce que dafa am ay poste de santé xam nga boo amee. def ci personne baal ma yow di ngay wax ni est-ce que ministre de la santé ci boppam. gis na ko moo la gën a xam ni mu demee mais intéressé wu ko woon ça l'a jamais intéressé xam nga lu ko intéressé
man ma ñëw Cheikh ma political ko lu ma laaj mu jox ma ba ci nomination directeur yi der ba ci nomination directeur yi laa la wax direction yu bëri c'est des gens qui n'ont jamais fait la santé. donc lii moo nekk di am Sénégal lii mooy problème mu santé suñu réew mais pour ñenn ñi lépp ngi dox ay autorités yu incompétentes seen lépp politique la ni mu amee itam ay médecins sages-femmes yu digne di def seen liggéey comme ni mu waree noonee la amee ñu safaan ba jéggi dayo mooy conséquence li ñu nekk di gis Sénégal depuis ay at kon li saafara lii ñun lay doon du kenn ku ñu koy defal faaw mu am une indignation populaire gu sax dàkk nag pas coowal ñaar ñetti fan ngir nguur ak yenn personnel sanitaire bi jox ñu suñu cër ñun sénégalais yi ndax mënuñ jël ay milliards di ko def ci secteur boo xamante nii benn ñaar ñetti nit ak benn groupe ñoo koy séddoo pour seeni poche bàyyi sénégalais yi di dee benn par benn. kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.